mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp di leen dalal jàmm seen émission Pencco Geek RFM tey nag ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni mooy xareb Russie ak Ukraine di ci ànd ak colonel Mamadou Athie mi nuy dimbali saa su ne ngir gën a taqar ñi la fa ngir gën a mun a comprendre li xew ak it ngir mun a gàttandu lépp loo xamante ni ay njeexital la waaye ngir gën a mun a defaru ci gàttal defaraat toogaay yi loolu daf ci am solo lool colonel à la traite bi di Mamadou Athie bu l'armée nationale mon colonel maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar Hadj Assane di nuyu auditeurs yëpp. jërëjëf. di jaale donc ñëpp artistes yi surtout Youssou Ndour sama le président Youssou Ndour. ci Maguette Wade ñu ñëpp xam nañ ko ci génération. Sédhiou aussi ñu ngi fay maa ngi dégg léegi. ñu ngi jaale waa je crois que UCAS Band la. di jaale waa band bu Sédhiou waay. waaw ak waa Casamance yëpp orchestre bi ak ñëpp ñoo xam ne Casamance lañ dëkk. jërëjëf. voilà di nuyu nag surtout parce que xam nga nuyoo bi dama koy gàttal bi quoi. mais dafa am ñu mooy woo di plaindre donc il faut mu nuyu waa forum de la Médina ñaari at ñu ngi liggéey ci xar kanamu Médina. dossier yaa ngi foofu ku ko soxla nga laaj ñu ko ñu jox la ko. Corps Africa ñi nga xam ne ñu ngi am seen i volontaire nekk ci biir àll bi di liggéeyal nit ñi ba pare nag comme sama école de football waxoon naa ko Lamane de Bargny et nag surtout jigéen ñi. ma jiital ci jigéen ñu force défense et de sécurité. médecins yi nga xam ne man bi ma nekkee présidence nekk division éthique générale ñoo commencé liggéey ci jigéen yi ñëw ci armée jigéen ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla dimbali di ñaanal nag waa armée yëpp liggéey bi ñuy def pour aar dëkk bi parce que aar dëkk dafa baax Ukraine mu ngi koy wane. jërëjëf. merci beaucoup sama jabar nag dama koy jëlee non mais mon collègue nag vraiment nag vraiment jonge gaa ngi bëgg a ëpp nag. nañ wax ci réalité terrain bi nee naa sax dañ la waroon àbb soxna si rek yóbbu leen yéen ñëpp réservistes yi yóbbu leen Ukraine. jërëjëf Athie ñaari poñ rek xam naa ndax waxtu wi dafay gàtt comme xëy na am nañu yéene di ko continuer di wéy. ne serait-ce que sax ay bés bu ne benn yoon ñaari ponk benn mooy tolluwaayu xare bi daanaka lu toll ci ñaari ayu bés résistance bu Ukraine ndax lu ñu xaaroon la am déet yow nan nga mun a expliquer yàggaay bu dee mën nañ ko wax parce que xëy na am nañu foogoon ne ci benn mbécc rek wala talaata lay yëf yi sottee. wax nga dëgg parce que boo xoolee tolluwaayu dëkk yi xam nga génne woon nañu ko bële passé. Russie fanweeri yoon la yoree kii Ukraine. oui ah si tolluwaay ci dayuwaay. parce que Russie moo ëpp dëkk àddina bi yëpp moo fi ëpp ci dëkk. Canada topp ci États-Unis topp ci. ëpp ko ci armée boo xam nañ ko bële passé 900 000 réservistes 900 000 militaires la ñu am 2 millions de réservistes ñi am 140 000 ak kii donc. vraiment ñaari dëkk yi defoon nañ ne dañuy yeewu rek dem ndekki foofu. comme li ñuy wax tuuti. mais gis nañu résistance bi. parce que soviétique yi seen problème Russie bu lay attaqué di nga xam fan la lay attaqué. te ñoom même boo ko xamee foofu la lay attaqué parce que ñëpp xamoon nañ ne Biélorusse la ñuy jógee Minsk xam nga distance su Minsk capitale du Biélorusse. ak Kiev 500 kilomètres la. alors que distance su boo jógee ci sowu jëm kaw 900 kilomètres la. donc frontière Biélorusse ba Kiev presque ay 130 kilomètres la 130 kilomètres bariwul donc foofu la ñu massé seen troupe donc ci kii bi ci comme la ñuy wax ci penku la ñuy jógee pour wàcc si. donc distance bi ci de ñu ngi 50 kilomètres de Kiev. capitale bi. donc ñun bu ñu koy calculer ci avancée division ay 4 jours donc fii ak ñeenti fan daal dañuy xool ndax dañuy def percée dugg biir Kiev. en attendant ñuy jóge saw. mais résistance bi dafa metti. xalaatoon nañ ko aussi parce que guerre dëkk nga ñëw fekk dëkku jàpput jël ko. guerre boobu du yomb. mënul yomb ci kenn yombul ci États-Unis ci Irak. yombul ci Afghanistan donc du yomb ci Russie. généralement xeexu suuf sax moo dul yomb ci am ponkal ak nu mun a toll xëy na sax bombardé yi leen ci génne léeg-léeg. waaw te bombardé yi du laal nit ñi mën nañ ko kii bu xaalis soo xeex bi am ci suuf ci benn ville bi ñuy wax Mariupol. Mariupol moo nekk diggante Crimée ak Donbass. li Russie yu bëgg mooy boole ñaari yooyu pour am espace boo xam ne dinañu mën a continuer seen kii ci kaw. xoolal ñu ngi koy xeex depuis ay jours te benn port la rek bu nekk ci mer Noire. te mënuñu ko jël. dafay métti léegi nag ñu ngi xalaat aussi tey yónnee naa la kii carte bi. alors que boo nga xool carte bi. oui vraiment samay xarit yi mu koy yónnee. ñu ngi xool aussi
yoo xam ne booy xeex ci suuf parce que moom la ñu doon Afghanistan moom missile Stinger M78 Low ma xam naa ko ñu jàngi États-Unis utilisé nañ ko pour tirer. arme yooyu Stinger moom bépp avion hélicoptère bu jóg dafay daaneel. te mënoo dugg ci dëkk surtout Russie ni ñuy ñëwee. te amuloo couverture aérienne. li autant di wut nag mooy rompre couverture aérienne boobu pour jox gars yi ay Stinger yoo xam ne hélicoptère bu jóg wala avion bu jóg ñu daaneel ko. mooy jox leen ay low moom mooy ay attaque weapon yoo xam ne mooy M78. mais finalement mon colonel ci wàllu xeex bi xam nga autant dañ ne ñoom duñu xeex directement ak Russie États-Unis waxee ni terewul ci ginnaaw ñu ngi joxe ngànnaay bu yàggee li may wax rek est-ce que yëf yi du guddal jël Russie est-ce que finalement du leen considérer comme ay ñoom it belligérants. oui xam nga armement yaa ngi commencé ñëw te armes yi bu commencé ñëw rek. fekk ñiy jaay arme aussi dañuy soxla mu xaw a yàgg tuuti. te ci gannaaw 7000 Stinger lañ fa indi. ñu ngi doon demandé ay avions parce que Amérique dafa waroon may ay avions ay F-16 mais ñoom mënuñu dawal F-16. donc Pologne moo ne na mu jox leen ay MiG-26 je crois. à la place. Amérique d'accord ci loolu mais dama bëgg wax ne. bañ na catégoriquement kay. waaw dama bëgg wax ne mais fu guerre am rek vendeur d'armes yi aussi ñoo dañuy am doole. doole boobu la ñuy indi. donc loolu moo tax mu yàgg dina yàgg parce que ñoom dañu bëgg lu mu gën a yàgg ñu gën a jaay seeni arme ku nekk gën a wuti arme. mais c'est un jeu dangereux nag. waaw mais dangereux pour kan ñoom xaalis xam nga. àddina pour le monde entier. voilà ay àddina ci intérêt lañ ko defee xam nga ñun sax waxoon nañu au départ ne waxuñu droit international xam nga droit international. entre dëkk waxtaan lañ ci xam. ak résolution pacifique des conflits c'est-à-dire boo amee problème lañ koy waxtaan ba wut solution. droit de la guerre. mayewul nga jël dëkk engagé ko parce que boo bëggee attaqué dëkk ci droit de la guerre. il faut mu am lu ñuy wax casus belli. casus belli mooy def na ma loo xam ne. moo tax ma dem attaqué ko du def ma piis wala def ma kii comme ñu ne Saddam Hussein dafa am arme de destruction massive dama koy attaqué non il faut mu def la loo xam ne yow di nga ko wone mandarga bi ne lii la ma def. loolu moo tax ma dem yow dafa mel ni ci xuloo. mais loolu moom xanaa ci kayit yi rek la de ñun cas yi ñu xam ci suñu àdduna yëpp muy France ba muy demee ci Libye muy ñoom États-Unis voilà Corée Irak ba muy dugg Koweït tout ça yooyu yëpp li ngay wax ni wéeruñ ko fa. mais loolu moo jur lii. parce que bu puissance mondiale di def loolu. mais ku jóg rek def ko aussi. parce que xoolal xeex bi xam nga ku nekk mi ngi altéru. Chine mi ngi altéru pour xaar. bu jeexee moom mu seet nu muy def ak Taïwan. Taïwan a ngi altéru di xaar ñu attaqué ko. Japon ak Chine dañu am mer de Chine. mer de Chine mooy kii boobu mooy mer boobu nga xam ne kii dafa tuddee mer de Chine tudde ko mer de Japon donc ñoom ñaar fu diggante boobu am na foofu la bëgg dugg tuuti rek pour wax ci Afrique. position Afrique. oui il faut ñu saluer ko. parce que guerre mondiale dafa am parce que ku nekk dafa far dafa am guerre bu jógee Europe ku nekk far ci guerre bi. Afrique ñu bari jël seen kii essayer dandu tuuti neutralité. bi ñu joxe. dafa baax parce que boo xoolee ci géopolitique Afrique du Sud Amérique du Sud moo fi des ak Afrique bu ñu faree rek foo jaar dañuy génn ci guerre mondiale. du léegi ñun léegi nekkatuñu ay tirailleurs bàyyi nañu affaire tirailleurs. dañuy xool suñu intérêt. ak intérêt addina bi li Afrique taxaw nii. intérêt addina bi la pour mu am paix. ma rappeler rek président de la République nee na keroog woon na. mais loolu pour le moment rek parce que tubaab yi bon de façon générale les grandes puissances ak caay-caay gi ñu leen xamee bu yëf yi daree ba dem ba enlisement danañ commencer seen chantage yu bon yooyu. waaw bon addina bi moo doxee noonu nag. addina bi moo tëddee noonu. bu boobaa Afrique gi ngay wax ak seen i njiit ak yooyu dootuñu am les coups de France pour décider. waaw mais xam nga duñu comme bokkuñu rek c'est-à-dire sur le plan géopolitique lay wax xam nga nag après yaa ngi dugg ci bu guerre bi amee. xam nga sur le plan géopolitique prévention conflit la ñu def. oui oui prévention boobu Afrique bu bokk rek mooy Afrique Amérique du Sud ak le monde arabe xam nga kenn déggu leen ci ñuy far fii ci et cetera. tant que defuñu ko rek. day wàññi tuuti crise bi entre Europe yi ko mondialisé mais buñ ci duggee Amérique du Sud dugg ci rek crise bi commencé. tout dépend de ni ci waa Occident bi di génnee. waaw buñ ca ñàkkee seen i ngemb moom faaw ñu wut fu ñu jafandiku ji. waaw ñun ñooy seen profondeur stratégique. c'est-à-dire moo tax ñun bu ñu neutre rek dañuy ragal. parce que du ñu am profondeur parce que deuxième guerre mondiale ñoom ñëpp fi lañ ñëw.
pour dem Europe fii lañ ko commencé. Tunis la ñu commencé. dem Italie. tant que parce que ñoom amuñu profondeur stratégique. dëgg la profondeur stratégique fii lañ ko jëlee. léegi ma ñëw tuuti rek ci démb dañ def communiqué ne président dafa woo Poutine pour wax ak moom. mais kooku tamit beneen fànn la ci diplomatie africaine xam nga ay tirailleurs la ñu woon. du ñu dugg ci kii et cetera. may rappeler 1971 bi Senghor Mobutu Gowon ak Ahidjo ànd dem Israël pour discuter ci. Guerre israélo-arabe Afrique il faut mu bokk ci le comment on appelle l'équilibre du monde. mais toog rek xaar bu France waxee ñu topp ci bu kii ba mais loolu vraiment. dama bëgg nit ñi xool ko bien sûr du indi njeexital ci xeex bi. mais dafa am importance ci ñun génération yi ñëw. lu ñuy taxawee ci àddina bi. loolu am na ci importance te ñu ngi koy. justement yaa ngi junj nouvel ordre mondial faaw mu am bu commencé wul ba noppi sax déjà. commencé na ak le terrorisme xam nga nouveau ordre mondial. bind naa benn article bu ma wax le nouveau ordre est-ce que le terrorisme indiwul déjà nouvel ordre mondial. donc buñ ko boolee ak guerre bi. buñ ci génnee foo jaar mu am le nouvel ordre mondial dellu si. il faut mu am beneen nouvel ordre mais nouvel ordre mondial bi ñuy wut mooy. boo xam ne Afrique daf ciy bokk. comme Afrique dem dugg Nations Unies am droit de veto. tant que loolu mooy li gën a am importance ci prochain ci ordre mondial bii di ñëw. il faut ñu jox Afrique. droit de veto mu dugg. biir Nations Unies. finalement xeex bi moom par procuration rek la dafa mel ni lay wi prétexte bi Ukraine la waaye ay ponkal yu yónnentey kurpañ la nii boo xoolee. waaw parce que boo dee def la bett man ma ne def ma bett mais bettul kenn. ñoom ñëpp xamoon nañ ko. xamoon nañ ko parce que benn xarit yónnee na ma benn document boo xam ne ñu ñu am solo ñoo ko bind. déjà en 1987 Jack Matlock bu doon ambassadeur des États-Unis wax na ko. nee na bu OTAN bu ko dugg ci ngembu kii xeex dina indi guerre. Georges Kéemaan bi ma la doon wax ne moo indi woon télégramme bi indi woon containment. containment mooy nga jël Russie dugal ko ci biir. conteneur ba pare ubbil ko ci ginnaaw. nee na kii nee na l'expansion de l'OTAN boobu OTAN bu demee foofu. erreur bu tragique la c'est-à-dire erreur boo xam ne day indi. day indi ay jéey yu bari. Bill Burns bu CIA wax na ko. 2000 donc ñoom ñëpp xamoon nañu ko Henry Kissinger. yaa ngi fàttali Henry Kissinger. Henry Kissinger secrétaire d'État diplomatique ci pas. nee na woon bu Nixon nee na woon Ukraine warul dugg biir OTAN. ñu jël ci ñoom Stephen Cohen donc ñoom ñëpp waxte nañu donc Ukraine moo tax ci guerre bi mu metti parce que Ukraine xamoon na ne depuis 2014 nañ ko attaqué. stratégie yëpp xamoon nañ ko donc guerre bi ñoom dañ ko préparé xamoon nañ ko. mais defuñu dara. pour bañ caa yegg. solution am na. solution am na. solution bu mel nan. solution point mooy par exemple xam nga li Poutine di wut. peut-être du jël Ukraine yëpp day jël la partie russophone mooy partie bi nga xam ne moo nekk est. moom la bëgg a jël ba pare bu amee négociation mu échanger ko. ak intégrité territoriale bu Ukraine. ba pare Ukraine ñu neutraliser ko c'est-à-dire day neutre c'est-à-dire Ukraine. du bokk fee du bokk fii. du bokk fee mu doon tampon ci moom. mu doon comme Suisse ni mu meloon ci guerre mondiale ak Belgique et cetera. mu nekk même ñu def ko sax pendant 10 ans. xam nga d'ici 10 ans lu nekk mën na am. dëgg la je crois que loolu monnaie de négociation. la ko bëgg a def en tout cas démb ñu ngi naan am nay avancé ci négociation yi donte xam nga fu ay bomb di tàkkee bakkan di rot ak deret di tuuru yaakaar da dul bareeti mais ba tey am na tuuti yaakaar. waaw am na yaakaar parce que xam nga guerre bu déclenché rek day am négociation. loolu la ñu bëri gisuñu ñu xamuñu lu tax mu am loolu. dafa am xam nga d'abord déjà sur le plan tactique. jiy guerre ay soldats ñooy guerre. des fois da ngay dem ba si yàgg ngeen soxla li ñuy wax truce c'est-à-dire que trêve. waaw trêve boobu. ak pour mën a évacuer. ñi gaañu soldats yi gaañu et cetera moom la ñuy wax trêve wala civils yi nga xam ne dañ leen képp. kooku toujours day am ci théâtre d'opération ñiy xeex dañuy am fenn foo xam ne dañ fay daje. di ci waxtaan pour génne ay ci comme ay couloir wala wax les couloirs humanitaires alors foofu am na sama benn xarit bu ma wax ne dafa sénégalais peut-être ay étudiants africains yu bloqué foofu. alors ñuy wax ne donc ci autour de la Russie suñu représentants diplomatiques war nañ ci liggéey. pour dimbali leen. waaw bu dee am na waaw identifier couloir humanitaire yi ñu tijji. bu ñu xool fan la couloir bi jëm. même bu jëmee Russie nañ dem. parce que nañ génn rek ba pare. voilà nañu génn ba pare. dem Biélorussie wala ñu dem. maanaam dëkk yi nga xam ne am nañ fa représentation diplomatique. voilà mais dañ ko am parce que bu doo dem waaw bu nga dem foo xam ne say mbokki dañ la fa mën a dalal n'est-ce pas. waaw am nañu foofu yëpp ay représentants. voilà très bien wala benn bu yoree plusieurs dëkk. mais am nañu ko foofu. parce que zone bu important la. suñu diplomatie ñu rawale leen rek déjà. ñu rawale leen.
maintenant ci wàllu humanitaire gi baax na naam tout ça mais nga baal ma waxin wi dafa nuru dafa xaw a am tuuti hypocrisie ci guerre saltewaay bi junj naa ko démb ak nucléaire geeg yooyu ba ci ki ko fent wala ñi ko fent nga fent lu bon après nga retourné ñëw naan nañu sawee ñi démb yaa ngi dégg bombardement benn hôpital boo xam ne c'était pour les enfants ngiri xale la est-ce que ràññeetle mun taam avant ñu xam les vraies cibles yi ñu war a toucher ak ñu war a toucher lan moo tax mu saltee nii. waaw loolu état-major dañ ko def ay erreur la normalement état-major dañ ko def mais ñun liñ ci ragal rek mooy boo xoolee Ukraine bu amul sax arme nucléaire parce que dañ ko dénucléarisé en 91 mi ngi am 15 fukk ak juróom yoo xam ne nucléaire civil la xam nga benn la rek nucléaire civil benn la comme Tchernobyl bi mu amee 86 donc loolu la ñuy ragal benn bombe bu jógee fële parce que bombe boo ko tiré doo xam aussi fu mu jëm parce que dafa am ay conditions lu ñuy wax aérologique yoo xam ne mën nga indi bombe la da nga koy dóor fii mu dem fële. parce que ni air bi di demee quoi. comme avion lu tax ñu nuy gëmloo ay opération chirurgicale ci wàllu bombardement. waaw c'est-à-dire opération chirurgicale ci kii la ci parce que du ñu jël par exemple comme bombe atomique dóor ko si nit. wala ñu dóor ko ci ville. mais ay erreur di tir dafay am. oui parce que jaruñu la dara nga jël tir nga jël bombe dem dóor ko ci benn site nucléaire parce que ñëpp ci àndandoo parce que site 15 sites nucléaires bu ñuy explosé waxuma la kii mais Europe yëpp day dem. xoolal Tchernobyl rek xoolal li mu def ci Europe. alors loolu yaa ngi may lalal lu important ci guerre bi te mi ngi génn si léegi. mooy affaire gaz bi. kooku dama def ci bopp mooy affaire économie. oui Nord Stream boobu ñuy wax te gaz bi di jógee Russie di dem Allemagne. kooku dafa bokk ci guerre bi. parce que pourquoi dama waxoon bële passé ne Hartford Mackinder dafa waxoon xolu àddina mais daf ci boole woon aussi ci Allemagne ak Russie nee na ngeen moytu Allemagne ak Russie ànd. alors deuxième guerre mondiale 1939 bi Hitler di attaqué dafa dem def pacte ak soviétique yi la jëkk def mooy le pacte germano-soviétique ba pare door a attaqué. te moom waxoon na ko 1904 ba pare. léegi xoolal Nord Stream boobu ci la bokk ba léegi pacte la woon mais bii pacte économique la ci seen biir. te mu amee 45% ci gaz ñoom Allemagne mi ngi koy. bi Allemagne di soxla oui. waaw te bu ñu commencé di ko def. pétrole bi dootuñu ko jaay. day am problème pétrole dollar bi day xaw wàcc parce que ñoom seen monnaie lañ koy def seen diggante loolu yëpp dafa bokk ci biir guerre bi ak problème mu mer Noire xam nga mer Noire Russie dañ ne dañ koy tëj mais Russie boo ko bëggee tëj mer Noire rek la am pour génn ci suñuy wax mer yu tàng yi dana jaay mer Noire jaar détroit du Bosphore mooy Turquie ba pare door a génn Méditerranée pour mën a génn donc mer Noire dafa ci am importance bu am solo donc loolu yëpp ci biir géopolitique guerre bi la bokk. c'est voilà du lu complexe la. li waa ji waxoon problème yu tàmbali na moom vraiment c'est parti quoi. parce que même bu cessez-le-feu amee nangam ak relation ultérieures yi loolu lépp vraiment gymnastique yu metti lay doon. mais c'est très bien guerre bu amee ba pare am na kenn mënu ci dara. mais nañu xool objectif bi Poutine di wax. ñu xool objectif bi nee na moom dina egg ci li mu bëgg moo tax c'est important li mu waxoon bërka dem ne dina egg ci li mu bëgg par la guerre wala par négociation loolu moo ci neex moo ci baax aussi du mu wax ne donc négociation bu amee mu am li mu bëgg c'est-à-dire ñu neutraliser Ukraine mu bañu dugg Biélorussie ak Géorgie ñooñu waruñu dugg biir kii parce que dañuy menacer sécurité ak stabilité bu kii donc loolu mais dafa am benn lu waroo contradiction entre am li nga bëgg ci négociation ak am ko ci guerre. généralement li ngay am ci guerre mooy ëpp li ngay am ci négociation parce que négociation il faudra nécessairement des concessions ngay yàbbi ay aslëf. mais li ngay am ci négociation moo gën li ngay am ci guerre. li ngay am ci guerre moo ëpp mais li ngay am ci négociation moo gën. parce que guerre bu nekk négociation lay mujjee amul guerre bu mujjewul négociation. loolu moo tax au lieu bien sûr dañ koy mujjantal. parfois y a des accords yoo xam ni dafa tane neen rek parce que réew moo rey junni doomu aadama yàq infrastructure yi nangam ñëw ne aller la paix bon daa tane neen rek. waaw wax nga dëgg bu wër. dafa tane neen rek. mais ana xel dans tout ça man j'ai l'impression que dañoo foog ni muus nañu ca muusunu lii du yëfu nit ah. non mais dañ ko tabax bu yàgg du lu ñuy tabax léegi parce que aussi dëkk yi dañuy def bu la ñuy wax hégémonie xam nga dëkk yëpp hégémonie la ñuy wut c'est-à-dire yore addina bi moom la Hartford doon wax ma kii rek yore addina bi moom la dëkk yëpp di wut ci biir wutu hégémonie boobu. non finalement non seulement kenn yoru ko mais goj yi dafa laxasoo loolu laa bëgg a wax. c'est-à-dire que on en est à un point boo xam ni bu fekkoon ni ku ne da nga doon jaay muus sa morom it ñëpp a laxasu gazu kii fee lay jógee man li ma war a dundee pétrole fii laa koy amee wala sama réserve même ñi am réserve danañ jeexle bis et cetera.
ça c'est très important c'est très important parce que boo xoolee kii li ñuy wax Allemagne li tax mu dugg ci gaz. dafa bàyyi nucléaire xam nga nucléaire depuis 86 dafa ko bàyyi. dama lay jox rek benn exemple benn gramme kii uranium 235. 2 tonnes de carburant la. mais xoolal différence boobu 2 tonnes de carburant yow bu jëlee benn gramme. mën nga dawal sa oto. fii ba xaw ma ñaata at donc. waaw donc c'est très donc puissance kii nucléaire yi nekk foofu man loolu moom ma tiitloo. loolu moom ma tiitloo parce que bu ci dara dalee. 15 sites nucléaires. bu ñu explosé waxuma la Europe bi yëpp day dem. dëgg la donc ñoom ñoo nekk yow te erreur de tir yaa ñu. et malheureusement amuñu mbootaayu àddina bu am doole yebal fa ñu ko garder. loolu moo ñu sax jaaxal ci Nations Unies. Nations Unies kenn gisu ko ci xeex bi. waaw mais xam nga ñun ci xeex dañ naan dafa am lu ñuy wax stalemate c'est-à-dire que xeex bu amee. doo wax tant que ñaar ñi bokkuñu ba ku nekk taxaw. c'est-à-dire bu amul taxaw. xeex ba ku nekk xam ne man li egg naa foo xam ne mënuma. dëgg la am li ma am léegi. kële xam ne li mu am moom la mën a am ci kële. foofu la négociation di commencé mais loolu bu amul. xam nga amul ba léegi Russie ñu ngi bombardé Mariupol. ñeneen di résister. waaw donc tant que egguñu loolu généralement du ñu mën dugg ci négociation. parce que négociation ci guerre amul. bokkul ak négociation yi ñuy def yooyu c'est des négociations pour permettre ay civils di génn. pour génne ay way kii yooyu yeneen négociation mais yéen négociation politique moom. wala muy am. il faut ku nekk taxaw dem ba taxaw ba comme Russie ñu ngi jóge fële di ñëw moom lay wax kii tonneau de Pascal la ñu nekk actuellement tonneau de Pascal mooy barigo Pascal. barigo Pascal. oui ci lañ ne. donc loolu dinaa ko. voilà xam naa prochainement colonel. waaw waxtaan wi am na solo waxtu wi dab nañu mais par exemple lu tax Vladimir Poutine nangulul Zelensky waxtaan direct ndax mu ngi koy yóotu boobaak léegi ci moom ensuite lan nga njort lu tax waa ji bëgg a wax ak direct ak naatangoom bu Russie est-ce que dafa rendre compte ne ndekete sama gars yi waa Occident bi seen làmbi ñu rëy yëpp fii la ñuy mujjee ak man xaaral ma xool le moindre mal. waaw moom moo nekk en position de faiblesse parce que moom la ñu attaqué te ki ko attaqué moo ko ëpp doole. kon moom day wut négociation directe. Poutine tamit moom Poutine sax fi mu taxaw. mais pour dire quoi éventuellement parce que ki xamul danaan waa lan la bëgg daf ko bëgg a ne ko waa nangu naa yàbbi lii wala. waaw mais loolu laa wax léegi ma ne pour mu am fu mu am lu ñuy wax stalemate en anglais c'est-à-dire il faut ñu dem ba moom mu am li mu mënatul am xam ne mënatu ko am Russie xam ne li ñu soxla li ñu mënatul am si mënatuñ ko am. xam nga foofu nag la négociation di ñëwee. bu ku nekk ci dynamique di dem. ba la négocier du jariñ dara. dëgg la donc il faut ñu xaar loolu ba Russie taxaw xam ne Mariupol par exemple jël nañ ko taxaw après jël nañu Kiev par exemple taxaw loolu négociation mën nañ ko. mais loolu soreetul de parce que Ukraine sonn na moom gaa waaye Russie itam bakkan yooyu de sa ñoom a ngi bëgg a bari seen soldat nangam kon dafa mel ni xat-xat yooyu ngay wax ñaari wàll yëpp kenn soreetul ko ji. léegi ñu négocier ji de. surtout que guerre bi ni mu yàggee nii. guerre warul yàgg ci grande puissance. grande puissance warul yàgg. pour que opinion publique bi dafay jóg ak loo ci mën a def. opinion publique dafa mel ni sax Poutine dafa xaw a isolé ci man. parce que guerre boo xam ne moom rek mooy wax. waaw guerre dafa am généraux yoo xam ne dañu war a génnoon dafa mel ni guerre moom moo ko jël teg ko ci ay mbagam. te ay généraux mi yëpp wala ci bokkuñu tellement ci moo tax mu guerre xam nga dafa ne du guerre. opération militaire spéciale la. rapidement mën a différence entre guerre ak opération militaire. mun na tekki nii dañ caa àndul ak moom ñu bari te mun sax ñu ko wax. exact man pour man en tout cas actuellement peut-être ba ñuy dem ba xam lan la. mais ñu bari ànduñu ak moom. am na lu xew way am na lu xew moo tax mu ne opération militaire spéciale. jërëjëf mon colonel ñu ngi lay gërëm ba ci prochain point ba incha allah. waaw ba ci. di ñaan yàlla balaa boobu fekk gindi ko am rek ñu dépassé lu bari ci xat-xat yi. inchallah ndax li moom arrangé wul kenn jërëjëf Athie. amiin merci colonel Mamadou Athie colonel bu à la retraite la doon ñu defal njàngat ci wàllu xare da ciy baax ñuy xam as tuut li xew monde bi wax dëgg yàlla gars yi ëppale tunnu ci maa ngi ziar bu baax sëñ Maram Kayre moom it fu ñu ko waxee rek ak fierté bi Sénégal donc dara jombuñu ñun tam war nañu bokk ci rendez-vous donné ak recevoir yi fu mu mën a amee nag lu ñu indi teg lu ñu wax ka ñàkk doole terewul ñàkk xam-xam ak xalaat ak xam fa sa intérêt féete. àddina bi nii ma jàngatee guerre bi ca duma spécialiste yëfi intérêt yi bopp kese la réew mu ne na nga xool nooy xëccee mbalaat mi sawet 9h05 ci RFM.
Abdou Thiam ci technique bi Abdou Thiam l'un de nos grands joueurs ndax dañu am équipe groupe Futur Média d'ailleurs samedi dañuy daje ak génération Futur Média ñaari GFM yi wala Abdou noonu la match bi samedi la GFM contre GFM groupe Futur Média contre génération Futur Média moom xam ngeen du équipe tam ay ñoom Abdou El Hadj Diouf Sopp Dabaax Modou Gueye ñooñu d'abord li ma leen di gis carax moo gën a ëpp ñu sol godaas donc ngeen def ndànk rek balaa muy am ay jafe-jafe wala boog ma wax sama mag sëñ jaar béy bu sami sama mbokkam jàmm gën ñu tegal leen ci terrain bi ci wet ga benn ambulance pour évacuation yi Abdou ci kanam tudd daañu ñëw ci classement bi concernant l'équipe de GFM di gërëm waa GFM Génération Futur Média ci kóllëre gi kóllëre rek mu am solo nit moom boo jàppee mu jàpp bul nangu ci benn fànn mu gën laa gore su bawul bul ba 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum allo Abdou. allo. waaw sëñ bi. waaw El Hadj Assane. waaw. maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay ziar waay. Sirou Faye la xarit Fatick. jërëjëf Faye. jàmm. ça va alhamdulilah bisimilah. waaw ñun daal dañu ñaan rek maanaam fi am moom ku ci mën a jàpp rek na ci jàpp boo yàlla indi fa jàmm ak salaam. mooy diggante Ukraine boobu ak Russie. am na solo. parce que réew mi moom jàmm rek la ñu soxla quoi. dëgg la. ci àdduna bi. yàlla baax na. oui loolu laa doon am. jërëjëf waay Bassirou jërëjëf. merci beaucoup. merci beaucoup ni mu ko waxee jàmm ngir moytu conséquences yeeg wàllu xat-xat yi jamono. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw El Hadj. kooku. kii sëñ Abdoulaye Mbacke la bundu la di jàppale président ci wàllum politique yor benn mouvement bu ñu daan ànd xalaat Macky Sall. jërëjëf Mbacke bisimilah. waaw xam naa nag jamono yëpp maa ngi diglu émission bi. ci biñ nekkee ci corona bi yooyu ñu gis sa taxawaay ak sa liggéey bu rafet. jërëjëf wax dëgg yàlla ni ngay sensibiliser nit ñi ak ni ngay joxe sa xalaat ci wàllum journalisme wax dëgg yàlla lu am solo la. jërëjëf. yàlla daa dogal nag. li waraloon dugg bi muy. dafa am loo xam ne muy président damaa dégg ci wàllum mbay mi. mu yokku maanaam alal ci wàllum li ñu war a jënd jiwu ji gerte gi. gerte gi waaw war koo jënd waaw gerte gi. waaw njiwum gerte gi waaw 12 milliards la ñu wax. engrais 41 milliards yi pour engrais bi. waaw léegi nag loolu. damaa bëgg président nag maanaam xib ci ay bëtam. ndax man damay wax rek li ma gis. maanaam ñaare émission bi sax bëggoo loolu di ñuy wax loo xam ne nekku ki ngay waxal nekku fi. waaye wax dëgg yàlla maanaam jafe-jafe yu mag dafa am ndax budget bi 40 milliards la woon. président yokk ko 60 milliards ci ñaari at yi sax. 60 milliards la mais amul benn lu mu feeñ ci secteur mbay mi. ndax Moussa Baldé mi nga xam ne mooy ministre bi ñi nga xam ne ñooy déposé ci DRD yi maanaam bu ñu déposé ñi nga xam ne daan nañu am ay 1 tonne ak 3 tonnes léegi ay 100 kilos la ñu am ak ay 250 kilos. bu dee engrais bi tamit bu dee DRD yi amul kenn koo xam ne da nga am yenn dëkk yi la ñuy jox ay fukki saako kenn ku ne maanaam par bopp nga xam ne dëkk bu ne mën nañ ne bu fa 100 personnes dëkkee maanaam 10 personnes wala 15 personnes ñooy am. te dëkk bi fi mu toll dafa toll ci crise soo xam ne mbay rek moo mën a dimbali réew mi. kon bu président yëkkatee alal ju toll noonu bëgg ko dugal ci mbay mi. ñu dëgg ma laat maanaam nawet boo xam ne fi mu toll nii réew mi dafa ne ci ay jafe-jafe yu mag. loolu kon président dañ koo war a boole na ñu ko sàmm saytu ko bu baax a baax. mais loolu xam naa du ñàkk nga foog il faut nga am ay waxtaan n'est-ce pas. mboolem acteurs yi ko seq di ngeen seq ay pencoo xëy na. non maanaam pencoo yi xam nga pencoo yi ragalante gannaaw amul solo. maanaam fi mu toll nii mooy jafe-jafe ndax ministre bi nga xam ne moo fi nekk fi mu toll nii dipp ba fi nekkee léegi jafe-jafe yi mu teg baykat yi ñëpp xam nañ ko mais kenn ku si ne foog nga ne boo waxee mu rëq sa digg wala boo waxee maanaam jafe-jafe yi mu indi sa kër. xam nga sànq yaa ngi koy junj ci li samay émission du sax samay émission mais xëy na yoonal gi ci war mooy yow booy wax ñu am un responsable du ministère wala le ministre lui-même wala dara parce que sa kàddu la ak ñoom seeni yos finalement voilà xaw ma ndax comprendre nga moom Mbacké Balla. non comprendre naa la xam nga moom ñëw na foofu ci émission bi taaw foog naa ci émission RFM matin.
moo ko source Babacar ñoom ñaar ñu éviter ko foofu mais boo xoolee moom. li ko gars yi di wax ak li mu bëgg a tontu rek lay wax. ok fekk booba taaw rek booba fekk na booba gerte gi. nit ñi li ñu war a jot xaaj bi jotuñu. moom mu ne presque réussir na li mu war a joxe lépp. engrais bi moo ko dese te engrais bi taaw bul fàtte ne ni presque waxtu wi ñu koy joxe fekk na booba baykat yi soxlaatuñu engrais. xam nga loolu tamit ay jafe-jafe. donc ay jubbanti nga bëgg daal yow ci prochaine campagne agricole bi ah. maanaam dañ ko war a lijjanti président taxaw ci bu baax. très bien fi mu toll nii président Alaaji Assane maanaam fi mu toll nii fi mu toll nii. lépp bépp yitte bu mu am fi mu toll nii lu dul mbayum ren mi ñu teg ko ci yoon. dëgg la ñu gën a dooleel baykat yi. oui ba xale yii ne ci dëkk bi di tambaambalu xam nga xale boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi sëñ bi fukki fan doo añ doo reer. miskin ngay dund ak ay gerte lépp ngir ñàkk liggéey. mais bu ñu accompagner xale yi ñu dellu seen dëkk maam yi. dëgg la am na solo moo gën xale yi dëkk bi di taxawaalu. mais président li mu yokku may ma Alaaji Assane ma daaneel foofu. waaw da nga may comprendre yow it de ndax maa ngi war ma moo tax ma bàyyi la nga wax diir bi yëpp. waaw man na maa daaneel. waaw nga daaneel. jërëjëf ñoo ngi lay sant bu baax. jërëjëf Mbacke 9h12 sur la RFM kaddu askan wi ak penco gi tolluwaay réew mi xalaat bi ngeen ci am ci wàllu fànn contribution rek la ndax xel du doy voilà asalaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Assane. kooku. sa xarit sa wóllëre Pape Kobar Selmaxa. Pape maa ngi lay ziar waay Kobar. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. naka yaram bi. nii rek góorgóorlu rek. góorgóorlu mooy doon góor rek. ku ko deful xam nooy def neneen doo daw doo yuuxu kay. waaw. nga yanu ko rek di dem ak moom. xanaa xam ne reste ñun góor ñi daanaka ñoo gën a sonn ñëpp. ak jigéen ñee gën a sonn ñëpp ñu ngi xëy fajar di dugg ci oto yi ma ne yor dàmba yi di jaay góor ñii di nelaw ñii di waay. ñun ñooy fay courant ndox ak courant ceeb ak lépp ñoo koy def te boo ko amul ñu ne la yoroo ko. ma ne ceeb bi ki la koy toggal ba nga mën cee dank yu baax. waaw. ci gàttal daal dañuy mottalante ñun ñëpp ah. ba yàlla mottali yàlla mi mottali yàlla mottali. amiin yaa rabbi. xam naa daal ab guerre moom baaxul fenn. ak guerre kay baaxul ci dara. guerre moom. ñu am dooleeg. ñu amul dooleeg. bilaay. ndax booy seet ñu ngi fay faat. bàkk ña fay jote dee. bàkkaar yooyu kenn xamul nu mu mën a doon. ci boo dee ku gëm. am na waaw ak loo Assane. ki ragal yàlla daal ngay wax sa yi ngay wax waaye ki amul iman de day defa ne àddina bi moo ko moom day tërërëri rek. mais moom ay doomam ku am doole ki ay doomam ña ngi say dee. ku néew doole ki ay doomam ña ngi say dee. kon kay guerre bi jigul kenn. dëgg la de. kon ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moom mooy borom kàttan. mu dugal fa ndox mu sedd rek. amiin yaa rabbi dégg ko si jàmm. jërëjëf Pape. xam naa ne Assane. seen match bi ngeen di waajal ab attaque a ngi nii de. ci match bi. waaw. boobu responsabilité kay du ma ko jël nag Pape après say mbokk di ma wër. yéen ñaar daal yéen ak waa RFM ak waa télé bi. waaw. ku si bëgg xam na da ngay dugal ay bal rek maa ngi nii. jeex na tàkk maa ngi wër entraîneur équipe bi wax xamal ko lu ni mel jërëjëf Pape Kobar jërëjëf vraiment ñu leen di gërëm bu baax mbokki silmax yi ak seenu njàmbaar seen taxawaay waa INEFJA Thiès waa ñoom Saliou Seck ci Thiaroye ci liggéey bi ci serpillère yi ci bale yi ci taxawaay gi lank rek tàll loxo yi macha allah waaw ñu xam rek ni daan doole rek mooy sàmm ak ngor 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu wér. Alaaji Assane. Guèye na nga def. sant yàlla sant wi. Cheikh Mbacke Fall Touba. Fall. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. man de li gars yi di wax naan la da ngaa baax man du ma wax loolu. dama naan la da ngaa gën. déet waay. waaw xëy baax yomb na. yow kay yaa baax rek kay yow mi. yow da ngaa gën. jërëjëf da ngaa gën. jërëjëf Fall da ngaa gën jërëjëf bu baax nga da ngaa jërëjëf gën. Fall. mais daa am leen loo xam ne dafa ma métti quoi. démb. waaw ci rajo bi. te man damay dégg faral ngay dégg ngay képp ku wax loo xam ni du yoon ci rajo bi nga femm ko ku bëgg a jëm fu dul fu yoon nga femm ko te rajo bi ñun suñu rajo la. tout le temps ñu ngi koy déglu. ñi déglu rajo bi toog te duñu woote. ñu ëpp fuuf ay kilifa la ñuy toog di déglu rajo bi. kon am na yoo xam ni. tegginuwul ñu koy dégg ci rajo bi. parce que émission démb bi Rilwaan wax. man dama koy déglu ak Olivier. te mag laa mais dama leen di déglu. mais démb dama gis ñu teg benn rappeur muy wax ay saaga. te paroles yi ku bëgg a woy paroles yi bari na. oui. képp koo xam ni da ngay
def ay parole di saaga kenn waru ko teg ci télé wala rajo. dëgg la. bon animateur bi dafa war a segg li muy teg. bu dee woy wi dafa am saaga bu mu ko teg képp kuy woy di saaga kenn du la teg ci rajo yi. dëgg la boo ñi ñu war a teg. te saaga wu ñu ngi fi bari bay bëgg a dee. boo dee saaga ñun la fi ñukk. dëgg la. nga def di say morom. xam naa ni nga ko waxee rek waaw njuumte la wala mu rëcc suñuy nopp. mais incha allah ñoom seen bopp xam naa waaw rëcc la rek mais dinañ ko jubbanti dégg nga. waaw rapport di ci jégalu waaw saaga moom kenn du ko jàllale ndax noppi kilifa yi déglu waaw. kenn du ko bëgg ko. dëgg la parce que ñun ñuy toog di déglu rajo bi bëggul lu neex moo tax ñu koy déglu. c'est vrai merci. waaw jërëjëf ñu ngi lay gërëm baax di ziar waa Touba yëpp. incha allah ni ma ko waxee rëcc la rek ndax ñoom Kals ak Oli bi yàgg nañ fi lool te tey laay mos a dégg sax wax ju ni mel ci ñoom donc njuumte la mais yàqul dara ci seen jàmbaar waaye ay saaga moom bu ma ko fi déggati Kals Oli bi wax ak ñoom heure bi sax yàq say wax la xaaral bàyyi ba mu naaj ndax Abdou Thiam ak maasam gi célibataire yi dañuy nelaw ba naaj wi tàng 9h17 sur la RFM ñu gërëm ñëpp jéggalu ñëpp di gërëm Abdou mi ne woon ci technique bi Yacine ci digital gi réalisation Barthélémy Ngom di leen gërëm di leen sant alxamis la tey jii incha allah ni ñu ko baaxoo ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala alxamis ju ne 15h30 seen émission yoon wi Famara Ibrahima Cissé la nu ci àndal moom nag ci ñiy taxawal consommateurs yi la waaye ci fànnu bi sekkee nag njëwee ni gën a bëgg mooy koppar yi les services financiers banques yeeg institutions financières yi waaye léeg-léeg ni ñuy nekkee ak ñun waaw di nu noggatu rek di doxali nam leen neexee ca loolee it askan wi am nañ ci wàll danoo nangu lu ne loolu teg dagan na boo wootee marche consommateurs yi juróom-ñaar fay teew kon ñu muñ rek ca tegoo ko ñu yendu ak jàmm.